benn waxtu ci télévision Futur Média mbokk yi ñu ngi leen di nuyu di rafetlu seen ànd ak seen kóolute xibaaru diggu bëccëg ak la ca gën a fës Malick Gakou bokkatul ci jongante palub njiitu réew atum 2019 tey jii la xabaar bi wadd sànq ci conseil constitutionnel daañu fa fekki Chérif Dia ca yooyu jamono moom ñaari naataangoom yi muy maître Madické Niang ak Idriss Seck jàll nañ matal nañ lu jëm ci wàllum parrainage beneen ponk mbokk yi Assane Diouf gannaaw ba mu tëddee attaque ñaari weer ci kaso bi bàyyi nañ ko mu ñibbi yoon da ca tegi kàddu ñu am xel ñaar ci xelam ak lu ni mel ba tax na daal ki koy layool di maître Ciré Clédor Ly gisewul noonee nee na dañoo salfaañe lu jëm ci àq ak yelleefu kiliyaanam moom Assane Diouf ak itam kàddu yooyu ñu jël teg ko ci ndoddam muy kàddu yu tuuma beneen ponk mbokk yi muy askanu cité Iba Ndiaye Diadji ak ñañu fare dëkkal ca Zac Mbao ñoom it mer nañ ba futu ne ñu lu jëm ci liggéeyub teer boobee pasaral lañ leen fa tegalut ba tax na sax ñoom askan wa ñu ne bu fekkee ne defuñu lu ni mel amaana mu indi leen ay jafe-jafe gannaaw yooyu Pikine ak Rufisque waa Ndakaar yu itam mer nañ ci liggéeyub teer ba takk jënd nañ seen i pancarte jëmb ci ngoon di wax nag ñoom it jafe-jafe yi ñuy dund ñu ngi sàkku rek ci nguur gi nga la ñu indi ci ay saafara ñoom it ndax ñu mën cee gis seen bopp daañu dem ca bët saalum réew mi dëkk bu ñu naan Bisaari Kansoy foofee lu jëm ci wàllum wér-gu-yaram moo fa sooxe ndax poste de santé ba fa nekkoon des koo tëj ana lu ko waral ñàkki jumtukaay askan wa fëgg seen gémmiñ ne buñ ci indiwul ay matukaay jafe-jafe dina am tàggat yaram ak CAN 2019 daañu ko amal ci réew mu ñu naan Égypte xibaar bi nag ki ko xamle di ki jiite CAF di Ahmed Amat moom nag ci ndaje mi ñu doon amal muy comité exécutif bi ci la yëkkatee yi la kàddu daañ ci dellu siwaat ci kanam li ci yéene kaay yi Mamadou Mouhamed Ndiaye ngeen taaxir lu ñu ñëw léegi faram fàcceel. aywa rafetloo ti seen ànd ak seen kóolute ci télévision Futur Média xibaaru diggu bëccëg gi nanu ko junjee la ñu koy doore Chérif Dia ma ngi ca conseil constitutionnel nekk ci bu mu jokko gi Chérif maa ngi lay nuyu. maa ngi lay fay soxna Fatou. mu mel ni Malick Gakou moom du bokkati ci rawante bi mu aju ci jongante palub njiitu réew atum 2019. lu leen ko wax Fatou Dieng kon Malick Gakou mi jiite grand parti du bokk ci élection présidentielle li ko waral mooy. conseil constitutionnel daal dina rek dàq li nga xamante ne fi indi woon ngir mottali li ko manqué woon mu motal lii di parrainage yi moom Malick Gakou nee na ban calcul de la li mu am ci parrain daanaka 52 911 signature la am maanaam ay parrain di juróom fukki junni ak ñaar ak juróom-ñeent téeméer ak fukk ak benn ci ay parrain yoo xamante moom la am te lu mu bon waroon na am 53 000 signature jëm kaw. loolu nag moom ñaawlu na ko ne monte day indi woon na lu toll ci 8888 signature ngir mottali. wante dafa am ay région yoo xamante ni matulu fa lu demee ni ki ay Kaffrine et cetera. loolu tax kon moom mi nga xamante ni moom mooy Malick Gakou daal matulul ci fukki région benn rek la daal di matal li nga xamante ni kon mooy 2000 signature yi ñu doon laaj boo xoolee nag am na déception bëggoon nañu koo jël sax en direct wante ba mu paree daal xëy na mbetteel bi ak moom mi nga xamante ni am na pacte benn plan boo xamante ni ne woon bu ñëwee Sénégal da koy jiite bokkoon ñi nga xamante ne amoon nañ confiance démb sax ku lire journal bi di l'Observateur gis na interview bi nga xamante defoon na ko ngir ne day defante ak ki nga xamante ni mooy président Macky Sall ci élection présidentielle yooyu kon moom xamu koy jàkkaarloog Macky Sall wante du moom Malick Gakou loolu xam na ko ba tax na kon am na ci mbetteel nee na nag détails yi parce que laaj nañ ko léegi nag naka lay def kan la war a jàppale et cetera mais nee na loolu ndax comme day doo ko jóge ci siège du conseil constitutionnel fii ci Ngor li mu def rek mooy dem xoolaat moom ak staffam xool na ne étudier situation boo xoolee daal moom Malick Gakou ak ñi mu àndal daal déception maanaam mbetteel lan am ginnaaw bi ñu génnee rek ci siège du conseil constitutionnel li ko waral mooy matalul parrainage yi encore une fois ñu répété ne moom Malick Gakou daal 52 911 signature kese la am amul leneen loo xamante ni mën na ko may mu am minimum 53 000 ngir rek mën a yaakaar ci am ci beneen étape boo xamante ni mën nañ faa càmbar lii di parrainage am ñu fàttali ñeneen moom muy Madické Niang Idrissa Seck matal ndax ñoo ko fi jiitu ñoom convoqué la la seen i mandataire ñoo wonoon fii tey ci suba ñoom matal nañ li nga xamante ni moom mooy ay parrainage boo xoolee daal kon fi ñu toll nii fii ci Sénégal juróom-ñaari homme politique rek ñoo fi amagum parrainage en attendant conseil constitutionnel càmbar yeneen aspect yoo xamante ni moom la ñuy valider ay candidature mën a dem ci élection présidentielle yi bu leen limee kon ku mel ni ay Macky Sall a ngi ci biir Karim Wade Khalifa Sall Ousmane Sonko professeur Issa Sall bu Pire maître Madické Niang aussi mi ngi ci biir muy ñoo xamante ni kon ñooñu daal lañ jàpp ni ñoom am nañ ay parrainage en attendant situation bi di évoluer
Chérif Dia ñu sant ko di ko gërëm mu ngoog xibaar bi wadd mooy Malick Gakou du bokkati ci jongante palub njiitu réew ndax itam conseil constitutionnel daal dafa dàq la mu andi woon ci ay parrain maanaam parrain yi ak signature yi daf ko matalul ca yooyu jamono moom Idrissa Seck ak maître Madické Niang jàll nañ ci étape bu njëkk bi. Chérif Dia moo ñu toogaloon conseil constitutionnel du ñàkk ñu dellu siwaat yi ci suñu yeneen jataayu xibaar. ñu wax ci beneen ponk boo xamante ne si mooy lu jëm rek ci ki nga xamante ne si daal moom mooy Assane Diouf nag gannaaw lu ëpp at ak ñaari weer yu mu toog ci kaso bi moom bàyyi nañ ko. Assane Diouf nag bu leen fàttalikoo da daan def ay vidéo live di saaga ak di yëkkati ay kaddu yoo xam ne askan wi dañoo jàpp ne kaddu yu tegginewul lu ci mën a am moom ki koy layool di maître Ciré Clédor Ly ne yoon fa mu teg ba bàyyi ko loolee la àndul ak ñoom ñuy wax daal ci am xelam mu xaw a des ak lu ni mel maître Ciré Clédor Ly ne duñ fa yem nag ndax loolee ñu yëkkati ci ay kàddu di ay tuuma dinañ ko topp dem xool ñu jëf lu jëm ci àq ak yelleefam maître Ciré Clédor Ly la ñuy teewlu kàddu yi mi ngi ko dénk Nafissatou Sylla bu groupe Futurs Médias. li ñu jàpp tey moom moo di que Assane dina génn wante li nga xam ne que droit yi ko yoon yëpp jox mu di charte réew mi ak charte yi nga xam ne addina bi dañ ko signé ak réew mi ne dañ ko war a jox doomu aadama yi loolu lépp dañ ko nangul Assane loolu nag dafa di loo xam ne que tey jii Sénégal yi war nañu yeewu xam ne que ñu ngi ci réew moo xam ne que ci jéng la ñu jëm ñëpp mën nañ leen jéng ëllëg te it ñu xam ne que justice bi tey jii rëcc na juge yi ñay dogal ca kaw la ñu nekk parce que ku dégg li nga xam ne dañ koo wax mais Assane amul droit wax amul droit génn télé amul droit wax ci rajo amul droit génn ci vidéo amul droit maanaam bokk ci mbootaay loolu moom moo di ab néew rek lañ ko def ba pare nag yemuñu foofu dañoo bëgg maanaam nan la tuddati considéré ko comme dof nekk léegi na dem faju ji léegi buñ ne nag na dem faju ji ñu jox ko délai na faju ji waxuñu kan moo koy faj waxuñu lan lañ ko war a faje yaakaar naa ne loolu lépp dafay wane que ne décision bi caaxaan la et que décision bi du décision justice décision politique la. aywa ñu des ba tey ci xibaaru diggu bëccëg gi ak kuréel gi lëkkale ñi liggéey ci wàllu yoon ak yoonal ca la ñuy des mooy SYTJUST tey ji ci talaata ji jàpp àllarba di ëllëg juróom-ñeenti fan ci weeru janvier daañu bank seen yoxo la ñu bëgg rek mooy nguurug Sénégal dellusiwaat ci protocole bi nu xaatimoon fukki fan ak juróom-ñaar ci weeru octobre atum 2018 bi nu génn ñoom SYTJUST sax ñu ne daal doxub jàmm boobu ñu bëggoon a amal tey ji ci talaata ji dàqandi nañ ko ba jëmmi jamono bokk na ci la ko waral am ñu jóg dox ay tànki jàmm seen diggante ak nguur gi ba saafara mën a dellusiwaat du ñàkk ñu dellusiwaat ci sunu yeneen jataayu xibaar. ñu des ba tey ci xibaar yi ak loolu ñu naan rentrée des cours et tribunaux muy tijjite gi ndaje mi nag ko teewe di njiitu réew bu Sénégal jamono ji nag ña ngi koy amal foofee ñu naan Cour suprême Mame Birame Diouf moo nu fa teewal du ñàkk rek ñu jëlaat ko moom it ci suñu yeneen jataayu xibaar. ñu des ba tey ci xibaaru diggu bëccëg gi ak askanu cité Iba Ndiaye Diadji ak ña fare ca Zac Mbao yépp ñoom it la ñuy mititlu rek mooy train express régional liggéey ba nee ñu neewuñu dafa am benn sikki sàkka jafe-jafe ba kay mooy lu aju ci wàllu passerelle mooy fu ñuy jaar la ñu gisagul te itam nee ñu loolee da leen di tëj ba tax na ñu fëgg seen gémmiñ di ci woote wàllu ñu teewlu kenn ku yore woon kàddu askan wi kàddu yi mi ngi ko dénk Ousseynou Thiam ak Ahmadou Bamba Samb. li nu mënul comprendre mooy projet bu toll nii nga koy def sa faale woo population yi respecté woo leen doo communiquer ak ñoom bu nee na noo am na étude d'impact mais étude d'impact bi nga xam ni doo ñëw waxtaan ak population bi doo ñëw échanger ak population bi ñun gisuñu étude d'impact bi nga xam ni si këyit yi lay am 35 cités ñoo ngi fii ñoom ñëpp dañu représenté wu si manifestation plus de 35 cités nan nu defal passerelle bi nga xam ni nit ñi daan si mën a jëm doxi seen soxla tranquillement ouvrier yi def seen liggéey tranquillement bu amee te tëj ñu isolé ñu
te la ñu amoon yëpp ñu di ko tabax ko fii di ay mag yoo xam ne léegi ñu retraité mënatuñoo génn mënatuñoo dem daf ñuy metti daf ñuy metti ndaxte projet boo gis dafa war a am mesure d'accompagnement wut mur la d'isolement moo war a nekk échangeur bi pare ñu am passerelle suñu activité yëpp nag a taxaw. ñu des ba tey ci askan wi ñaxtu ci liggéey bi aju ci train express régional ñu gën ko xam ci TER gannaaw Pikine Rufisque jàpp Zac Mbao askan wu féete itam ci Ndakaaru ba tey mer nañ ba futt ñoom it bokk na ci la leen metti ne ñu jëwriñ bi ñu dénk wàllu liggéey bi dafa ne pataaral ci jafe-jafe boobee yeeyu ci yàbbiwu ci loolu nag dalul seen xel ba tax na ñu wàcc ci mbedd yi wane seen naqaar ci teewaayu Habib Faye la woon. ay fan rek des train express régional bi tàmbalee daw fii ci biir Ndakaaru ña nga xamante nit ñoom ñoo loru ci liggéey yooyee tey dikk ci sànce yi ngir métti lu li ni mel ñu yore seen i pancarte ak seen morceau yu xonk di ñaawlu tekkaaral gi nga xam ne jëwriñ gi ñu dénk wàllum infrastructure amee na ko. TER bi liñ ci dal dafa metti fayuñu fayu baax ba pare yëkkati suñuy kër lor ñu lor bu metti négligé ñu négligé bu metti ñoom ñoo ñee gis ne mbir mi dafa am ab beddi ci diggante ñi nga xam ne ñooy impacté yi fare ci ñetti département yi di Dakar Pikine ak Rufisque. li xew ci TER bi moo di kumba am ndey ak kumba amul ndey li xew ci TER bi moo di justice sociale bi ñuy wax ak équité bi ñuy wax ci trois li la yem mais wàccul ci base bi te justice sociale dafa war a wàcc ci base bi équité dafa war a wàcc ci base bi parce que ñi sonn ñu ngi ci suuf. ñoom ñooñee di woo njiitum réew mi Macky Sall ngir mu saafara seen i jafe-jafe laata rek ñuy door lii di train express régional bi de. li ñu nar ñun daal ñoo ngi toog di leen xaar bu fekkee réglé wuñu situation bi la 14 dinañ inauguré lii ñu jàkkaarlool muy TER bi incha allahu ñun département Dakar muy Wakhinane Colobane Potou ak Hann Parc la 14 ñun tamit dinañ inauguré ak suñu ay façon xam naa ne li commencé gendarmerie Hann ba gaar bu mag. luñ fi seen muy xonq ñun la te ñoo leen gën a dëkk fii xam nañ ci ruq yu ñuy fële nag pour def li ñuy def. ci ayu bés géñu génn ñoom ñooñee di impacté yi ku ci nekk wane nga sa bopp wane itam sa mer ci liggéey ya nga xamante nit ña nga koy def ñoom ñooñee la ñu bëgg rek moo di ñu recaser waat leen. aywa ñu wax nag ci carburant bi ak yenn ci tefes yi daal daanaka nappkat rawatina ñu yor gaalu locco yi dañoo gis ne dafa jafe ba noppi itam njëg gi xaw a métti ci ñoom loolu tax na jafe-jafe bi mu leen jural mooy jën dafay jafe ci jàbbi jafe itam ci ñi koy jënd ñoom ñëpp yéenañ ci yàbbi ci gëstu Amadou ak ay setu Guèye Ba. ay gaal yu teer ay nappkat yu liggéeyul ndax ñàkkum carburant loolee jur ñàkkum jën ci marché bi. essence bi moo xala manqué bon gars yi ñu mën a dem jëti. bidon boo doon jëndee 5000 tey yaa ngi koy jëndee 10 000 gouvernement bi nag war nañ leen dimbali jàppale leen parce que fu mu nekk soxla nañ essence bi sonn nañ. ci marché Wakaam jaaykat yi jaaxle ci ñàkkum jën yi loolee waral nag ñu yokk njëg mi. yebay bi fi mu ne nii ay 40 000 lay jar ay 50 000 ñu ko jaay ba 250 300 jën yi sëdd itam dafa seer lépp a seer macha allah moom seer na moom. dañuy xëy suba ba ngoon jot dañuy toog ba sonn gis nga marché nu mu wéetee nit ñu bari dañuy daw léegi duñ jënd jën dañuy préféré jënd ay ginaar da moo gën a sakkan. ci beneen wàll soxna yi di ñëw marché ñaawlu nen yokkute njëgu jën yooyu le am na ñoo xamante ne ñu togg jën moo leen gënal ñu togg yàpp foofu la toll fi mu toll moom xëy na nit ñi daal li ma la mën a wax ci lu gàtt moom nit ñi ñoo bëgg jën moom. yokkute jën bi moom metti na lool metti na trop ndax ñun sonn nañ njaboot yi sonn nañ ndax foo dem mu gën a cher moroom am na ñu yombale am na ñoo xamante ne macha allah dafa cher moom. Société africaine de raffinage di dalal xelu nappkat yi ci fileeki fan essence bi ñu jëfandikoo dina tàmbali am. Aïssatou Gueye Ba ñu sant la gërëm la wax ci leneen muy case de santé bu Bissari Kansoy foofee nag jafe-jafe ba fa am askan wa tax na ñu am jàqare la ko waral mooy ñuy liggéey ca case de santé ba wala bokk ña jiite bërëb ba danoo jëlub dogal tëj ko ndax ñàkki jumtukaay askan wi ne loolee bu ñu ko defee musiba mbàbba kumba lay doon ndax wérgu yaram ci boppam des cee war a gestu ba tax na sax ñu sàkku ñu tabaxalal leen beneen bu bees lu jëm ci wàllu dem beeg dikk bi wérgu yaram itam sooxe na fa Bakary moo ñu nettali la fa xew. Bissari Kansoy moom nag mu ngi situé ci commune bu Unor lépp fa manqué case de santé bu fa nekk dafa màgget loolu bëgg a daanu autorité sanitaire yi ne dañ ko bëgg a tëj loolu nag nekk na jafe-jafe ci askan bi. case de santé bi comme li nga constaté rek population moom ñoo ko tabax et c'est là 15 ans
ci fonds local fonds propre de la population et fu mu toll nii defar kii mu ngi si yoon bi léegi mu daan sax de sax waa autorité si kii dañ de décision même pour tëj kii suñu case de santé et bu loolu bu amee moom musiba la pour dugg ci Bissari Kansoy lu jafe la yoon yi dara baaxul. yoon bi tamit même chose loolu moo enclavé encore dëkk bi nag donte Bissari mi ngi à 0 mètre si géej waaye lépp lu ñu am si mënu ko exporter parce que yoon bi baaxul chauffeur mënu dugg kenn mënu jënd bu ñu amee tamit ku ñu mën a jàppale si yoon bi dina baax jëm def effort di woo préfecture ñëw na fii def na constat def na étude topographique mais ba léegi suivi amul. école élémentaire bi ñu ngi koy tabax ci 1963 depuis boobu ba léegi ay abri provisoire ñoo fa nekk. école bi depuis sa création depuis 63 lañ ko tabax donc ba fii dañu def demande mais mënuñu am réponse mënuñu am concrétisation abri yàgg nañu fi parce que man fii laa am entrée en sixième dem bon na et continue donc abri yàgg na fi donc man classe bi rek laa gis fii bu état tabax mooy l'ancienne construction depuis l'indépendance jusqu'à ici. population yi nekk fii ci Bissari Kansoy di ne dañu bëgg tam benn forage ñi daal di indi électricité ci seen dëkk wante tamit tabaxal leen foyer des jeunes. aywa Bakary Konté ñu jàll Saloum wax ci leneen ak juróomi bateau dragueur ya nekk ca port bu Kaolack ñu ne nag liggéey bi sax dinañ ko tàmbali dina mu gën a gaawee lañ ci def ci koppar mi ngi toll ci 20 ci ay milliards njiitu réew bu Sénégal ñu ko fay xaar 20 fan ci weeru janvier atum 2019 bi ñu nekk Ibrahima Diamé la ñuy fekk foofee ca Saloum mu ànd ci liggéey bi ak ku ñu naan Fally Gueye. 20 fan ci weeru janvier moom lañ jàpp kon pour lancement travaux li nga xamante ni moom mooy dragage yu port bu Kaolack ci teewaayu njiitu réew mi juróomi bateau yi ñu duppee dragueur yi war a def liggéey bi ñu ngi déjà ci port bi Alassane Sall moom mooy gouverneur région bu Kaolack. mbégte la ci ñun mais surtout ci opérateur économique yi parce que loolu président bëgg a def ci port bi lu ci bëre ñoom ñoo ko moom ndax port bi. gis nañu ba muy dox na mu waroon doxee ni Kaolack meloon bi mu taxawee gis nañ ni Kaolack mel donc dañu bëggoon nag fa nga xam ni Kaolack tolloon na fa ci wàllu koom-koom ci wàllu échange ci wàllu opportunité d'affaires Kaolack eggat foofu moo tax président satisfaire requête opérateur économique yooyu war a ñëw jënd na drague yi ba noppi jënd na yu 5 yi nga xam ni ñu ngi ko commandé Corée defe na mu toll ci presque 20 milliards mu jënd ko indi ko Kaolack ni Kaolack la liggéey bi di tàmbalee ñu draguer port bi bu ko defee askan bi yëpp gis seen bopp donc ñuy am mbégte di ko yëgal population bi di leen jox rendez-vous kon le 20 si nga xam ni chef de l'État dina ñëw pour tàmbali liggéey bi incha allah. loolu nag lu nga xamante ni ñii di acteurs économiques yeeg homme d'affaires yi ñu ngi koy xaar bu baax a baax moo tax ñuy laaj ñu démarré waale li nga xamante ni moom moo di infrastructure annexe yi lu mel ni port sec bu Mbadakhoune ak defaraat lii di aérodrome bi Serigne Mboup moom mooy président chambre de commerce bu Kaolack. et je pense que li des rek mooy port sec bi ak aérodrome bi ndax yooyu yëpp dafa nekk ci wàllu compétitivité looloo tax ñu bari sax soo gisee zone industrie dañ koy def ci wetu port wala ci wetu port sec. lii di lancement officiel dragage port bu Kaolack nag mu ngi war a am juróomi fan laata ñuy démarrer foire internationale bu Kaolack bu ñu jàpp diggante 20 fan ak juróom ci weeru janvier ak 10 fan ci weeru février CRD biñ ko jagleel ñoo ko doon amal ci teewaayu gouverneur yi. aywa ñu doxantu dëkk bu ñu naan Buroko nekk ca département bu Médina Yoro Fula foofee nag askan warawatina soxna ya noo nekk ci ay jafe-jafe liggéey bu bari ñu boole ko soq bu dul dakk nee ñu sax taluñu toppatoo njaboot gi ndax liggéeyu kër bu miti Abdoulaye Diallo. ginnaaw enclavement bi lëmbee seeni département ca Médina Yoro Fula jigéen yu tund Buruko ak li ko wër ñooy amal dundawu méttee métti ngir liggéey yu bari te diis yi tegu seeni kaw ginnaaw liggéey ya ca tool ya yooyu jigéen ñoo yendoo di wol dugub mboq ceeb ak yeneen ngir dundal njaboot gi. jigéen ñi dañuy sonn toujours ñu ngi leen di sensibiliser pour ñu mën a wàññi seen njur parce que gis nañ ne boo amee doom balaa 2 ans nga ëmbaat boole ko ak liggéey bu métti dana day tax doo mën a tal sa doom. ngir ñàkkum ndox bi lëmbee département bu Médina Yoro Fula yooyu jigéen ñooy yendoo root. ak ñàkkum ndox bi nga xam ne moo am foofu nga xam ne da nga gis nit jigéen ñi dañu xëy si teen bi 6 heures de matin ba midi ñu ngi si teen bi parce que teen bi dana nekk 50 mètres
lay nekk si biir 50 mètres jigéen boo xam ne yaa ngi koy wëgg di ko xacc war si am ay bërigo pour yóbbu sa kër nandal jur gi nandal fas yi say jëkkër naan say xale naan sangu loolu benn jigéen boo xam ne loolu moom sarse wo nga ko jigéen boobu mënul tal doomam. ngir indil jigéenu Buruko ab ndimbal seen municipalité moo leen njëbbal ay moulin maanaam ay machine wolukaay. boo gisee ñu def ko mooy xam nga suñu commune bu ñu xoolee dañu gis ne malnutrition bi daf fi xaw a bëri te lu ko waral mooy jigéen ñi dëbb bi ak soq bi daf leen sonal ak ndox mi maanaam ñàkkam forage mi ak wëgg bu métti bi ñu nit ñu ne nañ jël engagement pour jàppale jigéen ñi pour wàññi malnutrition bi pour jëndal leen ay moulin pour ñu mën ci jàpp nga xam ne dina wàññi coono bi pour ñu mën a tal nampal seen doom yi 9 moulin la buñ ko xoolee dana nekk 16 millions. yooyu surcharge liggéey ci kaw jigéen yi dem na bay gàllankoor seeni dundinu gone mu am ñenn ci ñoom yi ñuy liggéeyloo ay liggéey yu diis te ëpp seeni doole. Abdoulaye Diallo jërëjëf ñu wéyal xabaar yi ba tey wax xabaar yi biti réew yi ak ca réewum Gabon mu mel ni nag jàmm dellu siwaat na fa gannaaw coup d'état ba ñu doon amal te antuwul ñu ne nag gannaaw ba takk der ya dugalee seen loxo ca mbir ma juróom-ñett ci militaires yi bëggoon a fuqati nguur ga jàpp nañu leen ñaar ci ñoom faat nañu leen ñu ne sax ñoom soldat sa bëggoon a amal lu ni mel daal rajo télévision nationale bu Gabon nekk ci Libreville la ñu jëloon yëkkati ay kàddu doon woo askan wi noonu ngeen ko gisee dafa mel ni nag jàmm dellusiwaat na foofee ci réewu Ali Bongo Ondimba askan wa ña ngay xëy di doxi seeni soxla dem baak dikk ba jaaraat na yoon. ñu ñëw ci tàggat yaram ak CAN 2019 bi ñu ne dina am ci réew mu ñu naan Égypte du sunuy kàddu ki ko xamle nag di Ahmed Ahmad bi jiite lii di CAF ci ndaje mu ñu doon amal la yëkkatee yile kàddu ci Ndakaaru la woon ci suba ci teewaayu Mamadou Ndiaye bu télévision Futurs Médias. léegi leer na Coupe d'Afrique bu 2019 ñu ngi ko fas yéene amalee fële ca Égypte beneen Coupe d'Afrique bi nga xamante ni ñu ngi ko fas yéene amal ci weeru juin bi ñu jëm Égypte moo ko fas yéene organisé. ñii di égyptiens yi ñuy teewe woon réunion comité exécutif bu confédération africaine bu football ñoom mbégte la ñu am ci li ñu tabb Égypte mu fas yéene amal li nga xamante ni mooy Coupe d'Afrique des Nations ci atum 2019. gannaaw bi CAF nangoo organisation Coupe d'Afrique bi ci Cameroun mi nga xam ni moo ko waroon organiser ci atum 2019 ndaxte ay yéexteel gi ñu seetlu ci ay infrastructures sportives léegi nag leer na Égypte moo fas yéene amal ndaje footballu Afrique ñu ngi ko fas yéene amal ci weeru juin bii ñu jëm. Je suis très contente, je suis au ciel 7 au 7e ciel. am naa mbégte loolu ci xibaar bi Égypte mi war a organiser Coupe d'Afrique 2019 mu nekkoon xibaar bu égyptien yëpp doon xaar dinañ def nag suñu képp talaay kattan ngir feet bi gën a neex. toutes les préparations à l'aller court à l'aller peuple. mu nekk ndaje bu mag décision boobu nag ñu ngi ko jëlee tey jii fii ci Dakar fi nga xamante ni moo nekk capitalu football fii ci Afrique ndaxte tey ci ngoon ci lañ fas yéenee xam kan moo nekk ballon d'or bu Afrique ci diggante Sadio Mané Mohamed Salah ak kii di Pierre-Emerick Aubameyang. ñett ñooñu yëpp di doomu Afrique tey jii ci ngoon ci la ñuy xam kan moo koy jël bu nu sukkandikoo nag ci El Hadji Ousseynou Diouf nekkoon ballon d'or africain doomu Sénégal bi la mu gis rek mooy Sadio Mané nag la ñu faral ñun ñëpp waaye xam nañ ne Mohamed Salah itam def nay jaloore daanaka daal favori bi El Hadji Ousseynou Diouf moom la ko jox wax na itam ci lu jëm ci football ak tolluwaay bi ci dendop Afrique bi ñu teewlu ko Pafara ñi nga ak Jaafara Ba. kan laa yaakaar ki nekkagum si kanam. te ñëpp xam ko moom mooy Salah mais maintenant comme li may wax rek ñaana fi des yal na yàlla def tey jii ki nga xam ni moom mooy sunu rak sunu xarit Sénégal la yal na ko yàlla may ndam fii si Sénégal. man waxoon naa ko nee naa football africain mosul ñàkk talent ndax bu ñuy wax talent rek ñun la mais maintenant li manqué si football africain mooy caractère moom moo tax ren ñu am 5 clubs yu dem 5 clubs yëpp kenn qualifié aussi du football moom moo tax. ndax suñu joueurs yëpp si équipe yu mag la ñuy joué donc mën naa wax li des ba des ñun suñu temps leen la woon
pour nga dem gagné ñu équipe France boo xarañ boobu c'était caractère il fallait que nga am caractère et moom la ñu amoon. aywa mu ngoog fii ak ci ngoon dinañ ci am lu leer ballon d'or africain atum 2019 diggante Sadio Mané la Mohamed Salah ak Pierre-Emerick Aubameyang ñetti doomu Afrique yooyu ñoo koy xëccoo yegsi nañ ci ponk bu mujj bi li ci yéen kay ak Mamadou Mouhamed Ndiaye. jërë ngeen jëf juróom-ñaari sage ca conseil constitutionnel mbambu topp na leen candidat yi ñu kale ci wàllu parrainage bi te ñu fare ci ku jëg politique gi ñoo leen yàq musiba ak mbalengaan ñoom waa conseil constitutionnel ànduñu benn yoon ci dogal yi conseil constitutionnel jël ak ni mu ko doxalee ak ni ñu leen kale ci wàllu parrainage yi beneenu xibaar bu nekk ci l'observateur yéenekaay bi nañu moo di opposition bi ne woon tey jii danañu amal ab doxub ñaxtu ba tegaat nañu ko ci suuf bàyyi nañu ko ba jëmmi jamono nee nañu dañuy nas yeneen i pexe yu gën a ñaw ngir taral xeex bi ñu bëgg a xeex ak nguur gi fi nekk wàllu parrainage bekk coow li ci am l'observateur mi ngi ñuy xamal ne société civile bi wàll si nañu ci géew bi le quotidien nañu juróom-ñaari observateur yi ñu tànne woon ci société civile gi ngir ñuy saytu mbir yeeg ni mu war a demee nemmeeku nañu ay rëq-rëq ci anam yu ñuy defee vérification parrainage yi journal bii di le quotidien bind ci xëtam mu njëkk ne société civile bi moom it def na procès verbal réew mi quotidien nañu société civile gi ci réew mi fësal nañu juróomi rëq-rëq yooyu nemmeeku nañu ko ci vérification liste parrainage yi nee na anam yi ñu ko defee leerul wéerul la tribune nañu société civile gi invalidé nañu parrainage yi waa forum civil nee nañu amuñu sikki sàkk ci ne mbiri leerul Bougane Gueye Dany jiital mouvement gëm sa bopp di ñu wax ci xët mu njëkku La Tribune ne juróom-ñaari sage ca conseil constitutionnel mënuñoo dañu faa war a jóge dañoo war a démissionner dem seen yoon ñu tànn ñeneen jox leen ñu doxal nañu dox dem ci Source A mi ñu xamal ne Moundiaye Cissé ak compagnie ay bokkat lañu dese nañoo mat li ñu doon ndax dem nañu ba nemmeekul seen bopp juróomi rëq-rëq yu am ci anam yi waa conseil constitutionnel doon wàññee parrainage yi waaye waxuñu ci dara lu dul def ay recommandation L'Observateur nañu kii di Idrissa Seck Alaaji Malick Gakou ak maître Madické Niang yi waa conseil constitutionnel ne woon matlewu leen dem leen mottali ji seeni bagage mottali nañu ko ba walidal nañ leen seen parrainage ñoom ñett ñoo ñee kenn ca di Idrissa Seck Les Échos xëy na ay xibaaru jëm ci moom Ndamal Kajoor njiital parti réew mi ma ngay waajal bu baax a baax woote présidentiel yi war a am ci réew mi ñaar fukki fan ak ñeent ci weeru février 2019 loolu sax tax na tuxu na dem dëkki fan këram ga mu dëkkoon ca Point E mu soppi ko def ko quartier général bés bu nekk ma nga fay jaabante di daje ak i militangam ak i alliéem Les Échos nañu njiital parti réew mi di Idrissa Seck nee na dafay xaar ba liste provisoire candidat yi génn muy soog a wax nañu wax ci direct info mi xëy di ñu wax waxi waa Wàddeen mu di Abdoulaye Wade ak waa këram yéenekaay bi nee nañu góor gi di Abdoulaye Wade mi ñu naan dafa ñëw Sénégal àllarba ji wax joojee wérul Wade dina ñëw Sénégal waaye du doon ci àllarba ji soxnaam di madame Viviane Wade mooy njëkk a ñëw ci réew mi coytu terrain bi xool mbir yeeg ni mu tëddee bu ñu ci nuppee Abdoulaye Wade soog a ñëw Karim Wade it direct info mi ngi ñuy xamal ne wax na ne bu doon ñëw ci réew mi ñuy dagg boppam it du tee dana ñëw nañu ñëwaat ci l'Observateur wax ci wàllu tàggat yaram guddi yi ñu toll yéenekaay bi nee nañu li dindub Afrique bi bëgg a xam ci wàllu football ndakaaru lay leere te tey jii ci lay leer benn moo di man réew ci réewi Afrique yi mooy organiser Coupe d'Afrique 2019 tey la ñu koy xam ñaareel ba moo di ban football kat moo gën a taqe ci Afrique tey jii ci la ko CAF di wax ñetti football kat daal ñoo koy xëccoo mu di Mohamed Salah bu Égypte Sadio Mané bu Sénégal ak Pierre-Emerick Aubameyang bu Gabon record yéenekaay di laaj ci xëta mu njëkk ndax Sadio Mané du ko jël Source A mel ne ku naan ko gëwma ko ndax mbir yeeg ni mu nar a tëddee Salah mooy première Sadio deuxième Obama troisième. aywa Mouhamed Ndiaye ñu sant la gërëm la sant leen tamit ci safo bi ak kóolute bi dig leen daje ngoon ci kattan yàlla di leen ñaanal kenn dal jàmm di ko sàkku ci yéen.